lu am solo dañ ne lii fi amoon doot fi amat donc lii fi amoon ay nit la ñoo xamante ni peut-être ñoo taxoon loolu am léegi ñoom bu ñu nee lii fi amoon doot fi amat peut-être dañuy xool ay personnes yu ñu ciblé yu ñuy jàppoon ni dañu soutenir woon Ousmane Sonko yu ñuy jàppoon ni dañu doon dem buntu kër Ousmane Sonko parce que jamono jooju buntu kër Ousmane Sonko dañ ko blindé woon côté gauche ak côté droite yëpp ay char combat fa nekkoon ak ay gendarme ak ay policiers ñu fay dugg ñëpp xamoon nañu ñan la ñu fa doon ñëw di apporter soutien bi dañuy xool ñi nga xamante ni peut-être am nañ benn capacité de mobilisation ñoo xamante ni ay porteurs de voix nañu ëllëg peut-être bu ñuy nar a dem ji defi ji lenn il faut ñooñu ñu teel leen éliminer soit dañ leen di jël ñu tëj leen wala ñu tiital leen ba seen njaboot ni leen lii ngeen di def bàyyi leen ko parce que amul benn njëriñ soit dañ leen di corrompre gis ngeen li mu wax effectivement ragal naa ni bu événement yu amaatee noonu couverture médiatique bi ci amoon njortuma mu amaat si. tax loolu. Corruption bi rek am na ñu bëri ba ñu paree ci événement boobu ci période boobu noonu yéen xam ngeen ni am nañu ay groupe de presse yoo xamante ni seen patron Macky Sall recevoir na la. kon da ngay dëggal ni que même ci dossier bii booy xool. presse bi am na ñun ci manipuler ngir ñu jël mais évidemment non presse Sénégal amu fi groupe de pression moo fi am c'est malheureux de le dire mais loolu moo fi gën a bëri am na nag benn ñaar ñett ñi def seen liggéey am na journaliste yu indépendant def seen liggéey mais journaliste yi bu nekkee ci biir système boo xamante ni da koy tere def liggéey mënu ci def dara boo demee à la RTS am na ay journalistes yu mën a def seen liggéey mais rédaction bi ligne éditoriale bi mënu leen permettre ñu def seen liggéey parce que boo defee reportage ci population bi société nga ñëw ñun la reportage bi dañ koy censurer boo defee reportage boo xamante ne ci opposition bi bu nekkul à charge du jàll donc tey groupe de presse bëriwutu Sénégal groupe de pression fi am soit da ngay nekk ci ku jóge fa affirmé wu ni yow opposant la wala da ngay nekk ci état bi di def propagande bu ñuy waaj a chargé nit yaa njëkk a génn dossier bi c'est pas pour rien que yenn dossiers yi di génn toujours ci même presse bi. te pourtant noonu la ñuy gisee comme ni nga wax léegi presse boo xam te ni dafa féetee carrément opposition pression la rek benn ñaari côté la am na ñoo xamante ne dañuy dem carrément ci opposition am na ñoo xamante ne dañu dem carrément ci pouvoir bi ñaari groupe de pression mais tey mën a jàppee relation Serigne Bassirou Gueye ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko tey jii ba muy wax ni acte bépp bu mu posé wala lépp lu mu def pure méchanceté la ci entre diggante ak moom. non loolu Ousmane moo koy wax te yaakaar naa ne peut-être am na ay raisons pour le dire mais yaakaar naa ni aussi procureur de la République gis nga ni muy doxalee dafa am ay dossiers yoo xamante ni chaque jour ñu ngi koy dégg te boobu ba tey dégguñu ko mu intéressé aussi kañ ngay xam ne procureur am na nga toog saaga toogal fii nga toog ni saaga Macky Sall wala nga saaga jabaram ci saa si di nga xam ni yoon am na ci réew bi bu nekkee 21 heures passé na 5 heures du matin élément GMI wala police wala kenn nañ taxaw jël na sa kër yóbbu la te chaque jour nga dégg loo xamante ne waxuma la procureur ci saa si président Macky Sall daf ci waroon taxaw instruire si enquête mais doo ko dégg accident yi nit ñi décidé mais ba tey mënuñu situer responsabilité du ñu naan accident mooy loo xamante ni de manière involontaire la mais nit ki di dawal oto bu amul frein loolu fan la nekkee accident loolu tayef la te pourtant loolu mooy rey ay nit wala yow nga gaare de manière volontaire sa oto ci tali bi wala yow ngay dawal oto boo xamante ne warul yor visite technique bu yor visite technique mais loolu yëpp tey jii service des mines ak feneen ay mbir yoo xamante ni Sénégal yaa ngi koy wax ci corruption bi Sénégal foo tourné ñun la corruption bu ñu demee ba enseignants yi nga xamante ni ñoo war a tàggat suñuy njaboot ëllëg ñu ne dañuy recruter ay enseignants si ñoom am ñu indi ay faux diplôme mais maa ngi dégg directeur formation bi di directeur xam volet formation ak lan ci ministère bi mu ni bu si yoon waree mën a dem dinañ dem ba yoon yow ñii ñu ngi présenté foo nga ci naan ay probabilité ak hypothèse te yegguñu mais tey bu ñu gisee tey ci conférence de presse bi gis nañu un certain Barthélémy Dias gis un certain Ousmane Sonko gis aussi docteur Babacar Diop des politiciens autour des activistes loolu nga yaakaar ne amul leneen lu mu mën a indi. est-ce que dooni des êtres humains rek autour des êtres humains. waaw effectivement mën nañ ko dëppee noonu tamit mais seen teewaay foofu des personnalités politiques mën nañ ko dëppee noonu. waaw mais xam nga seen casquette moo tax ba fu ñuy dem dañuy naan ay kii nañu mais Ousmane Sonko par exemple député du peuple la. effectivement waaw yaakaar naa ne aussi boo nekkee député ngay ndaw askan wi boo déggee ci askan wi am na ñoo xamante ni am nañ benn rôle bu ñu doon jouer rôle bi am solo si ñooñu am nañ ay jafe-jafe yoon la nga ñëw taxaw déglu ji. xam information yi nga ñëw affiché wu ànd ak ñoom soutenir leen surtout nag ñooñu ba nga nekkee ci yenn problème yi ñuy wax problème de mœurs
ñoom ba ñu amee information yu doy ni que li ñu lay toppee wala li ñuy wax dara amu si dañu la ñëw défendre la. donc yoon la ñu delloo ko mu delloo leen ascenseur bi parce que aussi noonu la boo nekkee ci ay difficultés ñu lay jege si di la jàppale yoon la ñoom aussi bu ñu nekkee ci difficulté nga ñëw taxaw leen surtout que bu nekkee ñoom lu ñu leen toppee dara du ci dëkk. mais est-ce que bu nekkee aussi maanaam du retourner waa en même temps aussi ci ñi nga xam ne ñoo di waa Y'en a marre ak tuuma yi ñuy teg seen ndodd ne lépp lu ñuy jóg pour défense Ousmane Sonko dañ mel ni ay partisans ou Pastef. non loolu moom gars yi ñooy wax noonu rek parce que xam nga dafa am ñoo xamante ni dañu bëgg ay raccourcis tey jii boo waxee dara sax ñun la noo kii booy Pastef la élément Pastef la yu kenn xamul mais boo xoolee Y'en a marre moo jiitu Pastef. Y'en a marre mi ngi nekk di def liggéey bu am solo wax ma la sax au Sénégal ak feneen ci bitim réew ak yeneen bu demee ba sax ci bitim réew ñu koy jël de ko def modèle. au niveau de la sous-région voilà Burkina Faso ak yeneen ñu jël ko def ko modèle donc am na loo xamante ni ñun ñëpp dañ si waroon fier parce que aussi 2012 il fallait que ñun jug taxaw ni lii doy na basta ñoom ñoo sacrifier seen bopp bàyyi seen famille bàyyi seen njaboot bàyyi seen lépp. di jël ay risques ba tey jii Macky Sall falo ba Macky Sall faloo sax jamono jooju noonu dem na seeti ji leen ba entre deux tours yi dem na seeti ji leen jóge këram dem ba seen siège waxtaan ak ñoom donc ñooñu mënuñu nekk démb ay patriotes tey ñu nekk ay vauriens mënul nekk. mais seen ëllëg. seen ëllëg je pense que ni xam nga du affaire kilifa bi wala affaire trafic de visa bi mais ay mission la ñoom joué nañ seen mission ci benn période donnée ñeneen dañuy ñëw joué beneen mission. avant Y'en a marre am na ñeneen ñu doon def ñooñu tey jii déggatoo leen donc après Y'en a marre dina am ñeneen ñoo xamante ne dañuy inspiré wu ci Y'en a marre mais dañuy continuer di def liggéey bi nga xamante ne Y'en a marre da ko doon def parce que tey jii ñi ko doon def ñu bëri dootuñu ay xale am nañ yeneen responsabilité peut-être kattan bu ñu amoon ak sacrifice yu ñu doon def parce que am na fooy toll da nga dul defati yenn mbir yi da ngay bàyyi say morom yi rekk def ko donc je pense que ni ñoom dañuy passer juste le témoin ñeneen ñi nga xamante ni ñooy nouvelle génération bi peut-être ci yeneen appellation peut-être ci yeneen kuréel mais liggéey bi moom dañ koy wéyal loolu nag ça n'a rien à voir ak affaire trafic de visa parce que mënuñu leen discréditer du ay accusations yu ñu teg xam nga fan leen doon discréditer par exemple ñu ni Y'en a marre dafa jot ay financement yoo xamante ni moo doon tax ñi def ay manifestations contre Macky Sall boobu moom kenn du leen layal parce que boobaa dañuy naan kon ñii lu ñu doon génn di coow lépp nekkul woon pour intérêt askan bi mais seen intérêt personnel parce que dañu leen joxoon xaalis mais comme loolu yëpp teguñu ko seen tuuma teguñu ko seen kaw déggoon nañu affaire kii bi lu mu tudd. financement ci affaire. voilà bu Abdoulaye Wade beeg mais ça a été démenti. donc yàgg nañuy jël ay tuuma di ko teg seen kaw. bëgg leen di leen jeter la propre ak le discrédit mais boobu ba tey gisuñu dara loo xamante ni dëgg la si ñoom mais est-ce que tey jii loolu yëpp bu ñëw di dal seen kaw ba tey jii lii tamit amaat mën nañu servir de modèle est-ce que ñoom sax tey jii di dooti nañ leen di déglu parce que Y'en a marre boo dee xool tamit gëj nañ leen gis tey rassemblement bi ñu def nii comme ni ñu koy gisee ci image yi ñu def ko aussi dañ doon yaakaar ni tey Simon Kouka moo fa nekk kilifa ak ki nga xamante ni moom mooy Thiat on ne voyait plus personne aujourd'hui tey ñu gis leen ñu door a dajaloo waat. waaw non xam nga bon jamono ji Alioune Sané moom mooy coordonnateur bi changé nañ seen coordonnateur bi nekkatul Fadel Barro donc normal aussi que Fadel Barro se mette en retrait parce que aussi mënuñu changer coordination bi indi beneen équipe beneen bi fi nekkoon di gën di fës dafay mel ni boobaa yow da nga leen jox responsabilité ba noppi di leen mettre un peu les bâtons dans les roues donc ñoom aussi bu ñu nekkee un peu à l'écart c'est très normal mais Y'en a marre boo xoolee si manifestation yi nga xamante ne daf fi am yëpp soit lu mu tudd aar lu ñu bokk initier ko wala ñeneen initier ko ñoom dañ si ànd période facture yi ñu doon wax ak affaire libération ay Guy Marius Sagna ak yooyu yëpp da ngay gis ni ñoom dañ si ànd. mais est-ce que dispersion amul benn moment ci seen biir. parce que non foog mu am xam nga Babacar liggéey bi ngay def Seneweb jamono jii nii ndaw nga mais fii léegi 5 ans 10 ans doo ci boolewaat même enthousiasme bi. boobaa da ngay gën a mettre nekk ci ginnaaw jël ay xale jiital leen di leen jàngal ñoom même travail boobu nañuy def dañu commencé di jël ay boy di leen former xale yooyu nag di def ay travail communautaire yoo xamante ni ñooy tax ba xale yi seen gox yet seen goxaat yi ñoom ñu commencé fa di am yenn initiative yi tey boo déggee par exemple local yi ay ndaw yu bëri jub ni dañu bëgg doon ay candidats c'est peut-être parce que ñoom defoon nañu liggéey bi waroon ba ñuy naan dañuy lancer seen slogan boobu sama gox xaw ma lan pour xamal ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di jiite si gox yi ñoom
nekkuñu fa lu dul pour jaamu seeni soxla. te bu njëkk ba xam nga ñun ñi nekk fii mën nañ ñu wax loolu ñu naan non lii du information xam nañ ko mais du ñëpp ñoo ko xam. du ñëpp ñoo xam ni par exemple maire salaire am passé wul 200 000 wala 300 000 ci yenn collectivités locales yi. alors que ni mairie boobu saa waay richesse bu fay nekk da ngay naan maire bi fan la jëlee xaalis. chemise bu muy sol rek saa waay 50 000 francs lay jar donc du salaire am moo koy may. xale yi nag pour ñu mën a am cette conscience citoyenne bu leen di permettre ñuy dem ci maire bi di ko demander ay comptes di ko naan balaa ngay def dara foog nga délibérer ko te délibération dafa publique mais loolu il fallait que ñoom ñu génn fësal ko ba xale yi xam ko donc def nañu liggéey boobu noonu jaratul ñiy taxaw di continuer liggéey bu ñu doon def ci jamonoy Abdoulaye Wade parce que boobu temps jamonoy combat la woon mandat bi warul am parce que mandat de trop la. candidature warul am candidature de trop la. loolu wéy na mais il fallait que ñoom aussi ñu jéem a réinventé wu jéem a xool leneen loo xamante ne nañ si nekk te yaakaar naa nekk nañ si. mais est-ce que opposition bi tey gisoo ni dañuy profité ci fait bi aussi ngir ñoom itam langaamu ci waat quelque part pour tamit parler de complot. parce que waaw aujourd'hui ñu ngi gis Barthélémy Dias ku influent quand même ci opposition bi côté am ñu ngi gis tam ki nga xamante ni mooy Guy Marius entre ki nga xamante ni kon moom moo di Ousmane Sonko mi nga tudd léegi ne c'est le député du peuple duñ fi jaaree waat nga foog ni langaamu ci ngir yuuxuwaat leen loo xamante ni complot lañ ko tuddee. waaw non mais lii moom complot la parce que boo xoolee numéro di demee rek nga xam ni complot la parce que déjà affaire deux personnes nan lay xëyee suba nekk à la une ay complot la période beeg timing beeg procureur bi lu mu autosaisiré boppam après un mois et quelque loolu moom boo ko gisee xam ne lii moom vraiment am na mbir yoo xamante ni du lu naturel. maintenant est-ce que ñii soxla nañu li la ngaam parce que ñii aussi loo leen mënti waxal da ngay nangu ko ils sont actifs Guy Marius Sagna ñëpp xam nañu il est présent ba kii dem nañ koy muñu di jàpp ak di bàyyi ci ay voilà ci ay manifestations yu mu initié Barthélémy Diaz bokk na ci opposants yu gën a radical yu gën a actif Ousmane Sonko de même que lui donc ñii bokkuñu si ñi nga xamante ni dañuy dem di wut ji def récupération politique parce que ñoom am nañu peut-être une notoriété publique am na fu leen nit ñi teg te bu ñu génnee nit ñi dañu ànd ak ñoom peut-être bu doon yenn opposants yi nga xamante ne ñaari ni topp ñu leen ñoom ñoo fa ñëw là on pourrait se poser des questions par rapport ak ñi nga xamante ni dañuy ñëw comme des opportunistes gis ne lii opportunité la pour ñu jéem a amaat beneen entre guillemets virginité politique mais je pense pas que mu doon kaawu ñii. est-ce qu'on peut pas s'attendre aussi loolu tamit am parce que on a vu le cas de Ousmane Sonko. comme Sonko ba ñu ne complot la tey jii ci lañ door a gisee opposition bi commencé waat quand même di boole. te am na benn relation boo xam ne am na entre Y'en a marre wala les activistes en général avec les politiciens de l'opposition. waaw non xam nga récupération moom fu ne dina ci am ci àdduna. te nit ñi dañuy am ay dossiers yoo xamante ne bu ñu gisee ni dossier bii nii dafay accrocheur nga gis ne par exemple grande majorité sénégalais yi dañu ànd ci position bi yow ngay politique tuddee sa bopp politicien mais opportuniste nga da ngay fexe ba xool fu affaire bi jéng nga dem fa mais di nga génn nga wax. pour jéem a bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen di jàppee ni ñii ay waxkatu dëgg nañu loolu moom mënut a ñaax mais yaakaar naa ni sénégalais yi aussi dofuñu dina jàpp leen am nañu xel am nañu capacité de discernement mën nañu ràññee ki nga xamante ni dafay jug parce que combat moom moo ko ñëpp ak ki nga xamante ni dafay jug parce que récupération moo ko tax a jug kii jug pour def récupération mooy naan par exemple buy dem day woote ci presse bi naan maa ngi dem seeti ji nit pour masaw ko loo ci woote loo si yëglu. gis nañ ko ci Ousmane Sonko moom ba mbir mi. non Ousmane Sonko moom dañ doon dund ci kawam rek. voilà moom moo tax ñuy njortaat mbir mu ni mel amaat ci à travers lii. dina ci am moom di nga ci dégg ay nit dem siège Y'en a marre dem waxtaan seeti kilifa wax man par exemple kilifa ba mu koy défendre moo ko sax li ma si xalaat laa ci wax. presque 2 mois musuma déggante ak mon téléphone sama numéro téléphone yor woon ba may woo sax man j'avais même pas son numéro. si la may naan grand man ko sëñ bi man lii may defuma ko pour yow je le fais juste parce que lii laa gëm. donc pour dire que ni en fait am na ñoo xamante ne ay sénégalais nañu bu ñu déggee benn mbir dañuy dem gëstu ba am si ay information yu leer defuñu benn mbir parce que dañu am ay relation yoo xamante ni yu jege la yu étroite la ak nit kooku wala defuñu benn nit parce que dañuy xeex Macky Sall mais dañuy def benn parce que dañuy yaakaar ni nit ñëpp ñoo war a yem te dañuy war a mettre sur le même pied d'égalité et puis dafa am loo xamante ni
commencé na ci Karim Wade dem ci Khalifa Sall dem ci Ousmane Sonko dem ci Barthélémy Dias dem ci keneen ak keneen ak keneen mais mën nga njortu ëllëg mu dal sa kaw est-ce que da ngay toog nag di xaar ba muy dal sa kaw ngay naan non ñii dañ may comploter wala da ngay taxaw di bu ñu defee benn nit loo xamante ni lu yoon nga dénoncer ko je pense que loolu moom mooy en tout cas position bu gën a dal xel ci man mooy dem di teel a dénoncer li nga xamante ni lu defuwul la di ànd ci li nga xamante ne mooy li yoon. surtout bàyyi au dernier moment ñuy door a regroupé wu sànq wax naa la ko nee naa la ñi ci biir image bii nii buñ ko xoolee bu baax man personnellement jàpp naa ni bokkatuñu woon Y'en a marre am na image yoo xam visage yoo xamante ni gëj naa leen gis bu baax ñu taxaw tey ji ñu xaar ba mbir mi yegg fii bañ ne kon tudd nañ ba ñuy tuddee kilifa kese am na ñoo xam ne déggoo leen woon carrément. waaw non loolu moom dëgg la am na yeneen sax biir yoo xamante ni mais amul solo. parce que ba kilifa commencé bon am na ñoo xamante ni sax ci Y'en a marre génn nañ di wax ay conneries. voilà naan ay wéy dafa juum waroon na bañ a wax lii waroon na lii alors que c'est des conneries. nit ki tant que yoon tegu ko daan amoo di ko naan def na wala deful. li nga ci mën mooy nga solidaire wala nga dem woo ko laaj ko mu jox la li nga xamante ni mooy sa version des faits nga jël ko xool ci yow analyse boo ci mën a def mais pas di naan ay wéy waroon na waxee nii wala waroon na defee nii wala kii nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg sa yoon new ci. yow est-ce que da ngay wax dëgg bay naan kii wax na dëgg waxul dëgg lii yoon mooy est-ce que liñ koy toppee nii dëgg la wala du dëgg moom neen la du dëgg neen la lii la doon def mais jàppal ko loolu encore que vidéo yoo xamante ni ba tey kenn mënu ko authentifier boo ko waxee ñu lay reetaan naan non tu es malhonnête mais nan nañu mën a authentifier benn vidéo boo xamante ni Babacar gisoo nit ki di wax mënoo xam ni kii moom mooy wax wala dañ ko tegal benn son boo xamante ni à partir de ce voix mën nañ la defal mooy bu njëkk a génn bi bu njëkk a génn bu mujj génn yëpp parce que mais on entendait kilifa waaw d'accord on entend des voix rek on entend que des voix à partir de ta voix mën nañ si créer ay montage yoo xamante ni yu doy waar la. gëmoo vidéo boobu. non man gëwuma ci benn vidéo authentique wul man vidéo bu authentique lay gëm. pourtant gis nañ bu Simon bi aussi mu nekk di marchandé ak bu kii nga xamante ni moom moo di Thier. ba tey gisuma vidéo bu authentique lu ma gis mooy ay vidéo yu ñu dugal ay nit toog ñu teg ci benn son xaw ma nagam vidéo bi baax na xaw ma baaxul bu ma ko mënul authentifier nag wala dégg experts yu ko authentifier mënu ma ci prononcé wu. kon da nga bëgg a jëkku ci wax ji nit yi faral di wax maanaam chasse aux sorcières. mais moo fi am ay politicien bi la suba journaliste bi ginnaaw suba activiste bi donc dafa mel ni benn procédure bu ñu déclenché la ndax noonu nga ko gisee itam yow tamit. gis nga loolu kese moo fi am jamono jii nii am na mooy li ma la wax léegi boo nekkee ci Macky Sall ak sa cour lu la neex def dara du la ci fekk. mais boo faree feneen fi wala ñu njortu ni da nga far fenn fi mais ñaata yoon Karim Xurum Xax ak kilifa. ak xaw ma ñan mais kuñ si yóbbu police li ñu leen njëkk laaj mooy ban relation nga am ak Ousmane Sonko. Pape Ndiaye journaliste. Pape Ndiaye ban relation nga am ak Ousmane Sonko mooy ban question. ci yow ñu lay toppee ay mbir yoo xamante ni Ousmane yoonam yëgul li c'est-à-dire dafa am ay mbir yoo xamante ni boo koy dégg enquêteurs yi di ko laaj mais nga xam ni que kii du question boo xamante ni moom moo koy posé mais dañ ko posé loo da ngay njort ni que dafa am benn chasse aux sorcières parce que am na leen loo xamante ni ñoom ñu ngi koy rumadaat. bëgg nañ ko def xamuñu nuñ koy defee ñu ni léegi balaa ñu koy def comme am na ñu rëy lamine ñoo xamante ni ñu ngi tudd Y'en a marre ñooñu balaa ñuy def dara ñuy génn ci télé yi di wax nañu fexe ba bu ñu génnetee nit ñi leen zappelé ni leen ñii ay sàcc nañu wala ay trian nañu jël ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko moo doon woote ayatollah ñu jiñ ko ni moom de saa waay ci xale jigéen lay xëy si lay gont ba bu naree génn ñun ko sëñ bi taxawal ku mënul téye sa génn mënoo def lenn c'est-à-dire dafa am loo xamante ni ñoom ci loolu lañu nekk dañuy jël le discrédit yi jeté ko si ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a influent ñoom ñoo gën a radical te ñoom ñoo gën a prompt ci yenn situation yi dañuy génn def ay déclaration bu ñu defee loolu nag ba pare mais boobaa dañuy dérouler parce que ñeneen ñi fi nekk ñëpp seen position nii lay def tey ñu ngi nii suba ñu ni nii ginnaaw suba ñu ni nii ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo taxaw ni dañuy def opposition radicale ferme ñoom nag ñu ne bu ñu leen de jeter la propre ak le discrédit Sénégal dañ génn si ñoom boobaa ñun daañu def lu ñuy neex te loolu dañuy nax seen bopp parce que ñuy jël di tuumaal ak di tiiñal boobu ba tey ñu ngi koy jéem mais dara sotti aussi Pape Ndiaye tey la gën a am audience tey la ko nit ñi gën a déglu ak ñeneen ak ñeneen Karim jéem nañ si moom lu ne tey la ko nit ñi gën a déglu nit ñi tey nañ ko gën a fonk kilifa aussi bu génnee ci épreuve bi mais il va s'en sortir mais avec beneen grandeur beneen notoriété si lay gën a am benn maturité sax. mais est-ce que aussi du gën que nit ki parfois posture bi ngay am mu di être un peu radical avec maanaam parti au pouvoir wala sa gouvernement bi est-ce que du gën parfois que lii ngay moytu lépp loo xam ne mën na la liyee ci luy dugg ci wàllum coow. est-ce que waaw mais xam nga
d'accord loolu dañ koy dégg mais Babacar. man bu ma ñëwee par exemple ni la kaa ñu dugg ci benn business parce que aussi. li ñuy def nii du liggéey de du liggéey bu ñuy c'est-à-dire engagement citoyen du liggéey boo xamante ni dafa rentable. ku nekk da ngay soxla activité professionnelle personnelle. léegi yow nga ni da ngay dugg par exemple ci ay jaay oto man ma ñëw ni la kaa ma jaay la oto dugal la ci benn circuit bu ma la bëggee piéger mënoo ci dara dama lay piéger léegi lan lañ koy wax na moytu. c'est-à-dire gis nga ñii di piéger waate kay nañu war a wax mais bu ñu ni ñi nga xamante ni dañuy demee de manière innocente. mais tamit nit ki am na posture bu amee bu la nit bëggee piéger tamit dina jafe. mënoo ci dara Babacar bu la nit bëggee piéger tey mu piéger la parce que fi muy jaar la bu jaarul ci yow day jaar ci ñi nga xamante ni ñoo la gën a jege te koo xamante ni 20 ans yéen a ngi nekk muy dem sa kër bu demee sa kër ubbi sa néeg dugg tëdd fanaan fa def fa lu ko neex sa yaay xam ko sa ñëpp xam ko mais kooku yow di nga xalaat benn yoon ni kii dina sañ def lenn loo xamante ni ñaawteef la ci yow du ko xalaat. kon da nga ànd ci ñi am posture que ne kilifa c'est défendre l'indéfendable yow loolu da nga ko weddi. lan ci maanaam défendre l'indéfendable maanaam kenn mënu ko défendre. non du ay affaire de défendre l'indéfendable kilifa deful lu ñu koy def lu indéfendable dafa di rek que ni dafa nekk ci situation boo xamante ni Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal nangu ñu am opposition. ñoom nag par opposition li ñu koy tuddee mooy képp ki nga xamante ni da ngay yor ay voix discordantes c'est-à-dire ñoo xamante ni dañuy am ay gis-gis ak ay xalaat yu wuute ak li nga xamante ni ñoom li ñu bëgg la mais loolu boo ko amee ñoom dañ lay jàppee opposant dañ lay jàppee koo xamante ni da nga war a nekk la tête à couper wala personne à abattre ñoom da ngay dugg ci seen ligne de mire mais je pense que sénégalais aussi am nañu suffisamment d'intelligence ak cette capacité de discernement ba mën a ràññee ñi nga xamante ni ñoo leen di défendre de manière désintéressée tey Y'en a marre yi ñuy wax ni ñoom c'est des am na ñoo xamante ay rappeurs nañu Simon rappeur la Kilifeu rappeur la est-ce que sénégalais ñi ngi leen di soutenir est-ce que tey jii Y'en a marre dina wala kër gi ko dinañu woote par exemple concert stade Léopold Sédar Senghor mu fees dal te pourtant keneen ki nga xamante ni musicien la dañ koy tuddee tëbb Macky Sall wala Macky Sall la àndal mais bu wootee waxuma la Léopold Sédar Senghor bu jëlee banlieue yëpp def ko lu mu tudd def ko concert daf koy réussir donc sénégalais yii di naan ñii ñoo ñuy défendre ñooy dem di wëlbatiku di jox jël seen dërëm di ko jox ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee seen bopp loolu aussi c'est assez problématique bu ñu leen doon jàppale ci seen musique bi ñuy def yaakaar naa ne du ñu soxla dem ci beneen activité professionnelle di ci jéem a lijjanti seen bopp mais ñoo la dul jàppale ñoo lay naan jàmbaar nga foo room ñu la wéy yaa ngi ci affaire bi jàppal dina baax après boo leen woowee aussi doo leen gis